أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من النار. Chers musulmans, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, car la crainte d'Allah est la meilleure provision ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Sourate 3, verset 102. Cette crainte consiste à pratiquer autant que possible ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire et à s'abstenir absolument de tout ce qu'il a interdit. Certes, la pratique des interdits d'Allah entraîne sa colère et son châtiment, ici-bas et dans l'au-delà. Chers musulmans, l'associationnisme est la première interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Allah dit: Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi qui précipite l'eau de la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne donnez donc pas des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous savez. Sourate Al-Baqarah, versets 21 et 22. L'associationnisme est aussi le plus grand de tous les péchés. D'après Ibn Abbas, j'ai interrogé le messager d'Allah, Ayyu dhanbin a'zam, quel est le plus grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le messager répondit: An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. C'est le fait que tu attribues à Allah un égal alors que c'est lui qui t'a créé. Dans un autre hadith authentique, le messager d'Allah dit: Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Évitez les 7 péchés capitaux qui entraînent la perdition de l'homme. Les compagnons lui répondirent: Wama hunna, ya Rasulallah. Quels sont ces 7 péchés? Le messager d'Allah répondit en citant en premier l'associationnisme. Chers musulmans, l'associationnisme est plus grave et plus dangereux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'homosexualité. Il est plus grave que la fornication, l'adultère, la tuerie ou bien même l'alcool, etc. Même si ces derniers sont bannis et entraînent le châtiment d'Allah. Chers musulmans, les éléments qui montrent
Les dangers de l'associationnisme dans le Coran sont nombreux. Premièrement, l'associationnisme est la plus grande injustice. Allah dit dans le Coran: wa iz qaala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant: ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'associationnisme à Allah est vraiment une injustice énorme. Sourate Luqman, verset 13. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à celui qui meurt avec ce péché sans se repentir. Allah dit dans le Coran: inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelques associés commet un énorme et impardonnable péché. Sourate An-Nisa, verset 48. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala interdit l'accès au paradis à celui qui meurt avec l'associationnisme sans se repentir. Allah dit dans le Coran: innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimina min ansar. Certes, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Sourate Al-Maïda, verset 72. Quatrièmement, l'associationnisme rend invalide toutes les actions que font la personne auprès d'Allah. Allah dit en parlant à ses prophètes: walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Sourate Al-An'am, verset 88. Et par ailleurs, il s'adresse directement au meilleur des hommes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant: wa laqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablikum la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah. Allah s'adresse au meilleur des hommes, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Allah lui dit: si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Sourate Az-Zumar, verset 65. Et cinquièmement, Allah a décrit dans le Coran l'associationnisme comme un égarement manifeste, une mauvaise voie et une mauvaise pratique. Allah dit dans le Coran: wa man yushrik billah faqad dalla dalalan ba'ida. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Sourate An-Nisa, verset 116. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Mbokk yi, ñu ngi sant yàlla subhanahu wa ta'ala cant bi yelloo ak màggaayam, di julli di sëlmal su suñu yenentu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, di ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala mu daal di wàccee ay xéwal ci kawam moom ak ay saxaabaam ak njabootam ak bépp julit bu soobu seen yoon ba keroog yàlla subhanahu wa ta'ala yu taxawal yawmal qiyaama. Gannaaw loolu ñu ngi leen di dénk suñu bopp ragal yàlla subhanahu wa ta'ala, ndax ragal yàlla mooy yóbbal bi gën ci yóbbal yi fii ci àdduna ak ëllëg yawmal qiyaama. borom bi mu ñuy fàttali ci alquran naan ñu yaa ayyuha alladina amanu
yéen ñi gëm yàlla ittaqullaha xaqa tuqaati ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal wala tamutunna illa wa antum muslimun te ngalawaay jamono bi ngeen di faatu jamono bi dee di dikk na fekk ngeen nekk ña nga xamante ne da ngeen jébbal seen bopp yàlla subhanahu wa taala nekk ay julit mbokk yi ragal yàlla nag mooy nit ki góor-góorlu kéemtalaay kàttanam mu jëfee lépp la nga xamante ne moom la yàlla subhanahu wa taala digle waaye lépp lu borom bi tere mu daat koy sori daat koy bàyyi mbokk yi nit ki di def li yàlla subhanahu wa taala tere loolu dafay waral meru borom bi subhanahu wa taala ci kawam waaye dem dafay waral tamit mbugalu borom bi subhanahu wa taala ci kawam mbokk yi ñu bàyyi xel ne mbir bi njëkk bi yàlla subhanahu wa taala tere ci alquran boo tàmbalee fatiha di wàcc ba ñëw sootu naas tere bi jiitu bi yàlla tàmbalee di ko tere doomu aadama yi moom mooy bokkaale yàlla subhanahu wa taala mooy jël àqu yàlla subhanahu wa taala di ko jox keneen wala jël àqu yàlla subhanahu wa taala jox ko yàlla boole ko keneen loolu mooy li yàlla njëkk a tere ci alquran borom bi di wax ci alquran yéen nit ñi ragal leen seen borom bi nga xamante ne moo leen bind waaye tamit moo bind ñi leen fi jiitu woon mu ne seen borom boobu moo leen defal suuf si mu nekk lu tàlleeku ba ngeen ci mën a tabax di ci dox seen soxla mu defal leen asamaan si mu nekk lu leen tiim waaye mu daal di wàcce ndox ci kaw asamaan ndox moom bi wàccee ci kaw suuf si génne ay meññant ay fruits ak ay légumes loolu nekk wërsëg ngir yéen doomu aadama yi mu ne fala taj'alu lillahi andaada wa antum taalamuun ngalawaay bu leen utal yàlla subhanahu wa taala ay nend ay bokkaale ay moroom te yéen xam ngeen bu baax ne yàlla subhanahu wa taala amul nend amul moroom li mu def moom kese moo ko def mbokk yi li ñu tuddee bokkaale mooy bàkkaar bi gën a mag ci bàkkaar yi mag bari nañ loolu mais bi ci gën a yées gën ci màgg gën ci rëy moom mooy bokkaale yàlla subhanahu wa taala moo tax kenn ci saxaaba yi muy abdullah ibn abbas dafa laaj yonent sallam wala abdullah ibn mas'ud mu ne yow ki yàlla yónni ayu dhanbin a'zam ana ban bàkkaar moo gën a mag ci bàkkaar yi yonent bi ne ko bàkkaar bi gën a mag ci bàkkaar yi mooy an taj'ala lillahi niddan wa huwa xalaqak mooy ngay utal yàlla nend di ko utal bokkaale di ko utal moroom di am loo koy dendale te yow yàlla subhanahu wa taala moo la bind yàlla subhanahu wa taala moo la fi indi yàlla subhanahu wa taala moo la def nit bépp xéewal boo am ci moom la bàyyeekoo bi mu lay bind kenn fekkeewul nga bàyyi ko foofu moom borom subhanahu wa taala jël ay àqam di ko jox ab mbindeef koo xamante ne mbindeef la comme yow ci benn xadis yonent bi mu ne ijtanibu as-sab'a al-mubiqaat maa ngi leen moytandikuloo juróom-ñaari bàkkaar ya nga xam ne dafay alagaate saxaaba yi ne ko wa maa hunna ya rasulallah juróom-ñaar yooyu mooy yan yonent bi muy lim mu tàmbali ashirku billah mooy bokkaale yàlla subhanahu wa taala mbokk yi bokkaale moo gën a rëy fa yàlla subhanahu wa taala li ñuy tuddee homosexualité muy góor jigéen moo gën a bon li ñuy tuddee fornication mooy njaaloo moo gën a bon li ñuy tuddee qatlu nafs mooy rey bakkan bokkaale moo gën a rëy moo gën a rëy sax la nga xamante ne moom mooy njaaloo wala la nga xamante ne mooy naan sàngara ànd ak ne bàkkaar yi ma lim ay bàkkaar yu mag la mën na waral mbugalu borom subhanahu wa taala ci doomu aadama bi waaye nag bokkaale yàlla subhanahu wa taala moo leen féete kaw waaye nag doomu aadama yi dafa mel ni ñoom bokkaale yàlla subhanahu wa taala ni mu yombee seeni wax ak seeni jëf da ngay jaakaar sa na ñoom xamuñu danger bi mu am ak ni mu rëyee ba tax ñu bari ni ñuy naqarloo yenn bàkkaar yi duñ ko naqarloo bokkaale borom subhanahu wa taala te ñoom ñu bàyyi xel ne bokkaale moo gën a rëy mbir yooyu lii wane ne bokkaale mooy bàkkaar bi gën a rëy ci bàkkaar yi bi ci jiitu mooy bokkaale yàlla subhanahu wa taala mooy tooñ bi gën a mag ci tooñ yi ndax dañ naan tooñ ñetti façon tooñ moo am tooñ boo xamante ne da nga tooñ
yàlla subhanahu wa taala tooñ boo xam ne da nga tooñ sa bopp ak tooñ boo xam ne da nga tooñ sa moroom. bu dee bàkkaar yi ngay def moom da ngay naan sàngara moo xam da nga rey nit moo xam da nga jëw moo xam da ngay def lu ñu tuddee homosexualité yow sa bopp ngay tooñ loolu ñu tuddee zulmu nafs sa bopp ngay tooñ. mën nga tooñ sa moroom loolu tamit bàkkaar la waaye tooñ sa boroom moo gën a féete kaw muy tooñ yàlla subhanahu wa taala yàlla mi la bind nga jël ay àqam di ko jox keneen nan keneen mooy boroom jaam yi wala keneen moom la ñuy yaakaar wala ci keneen la ñuy xettaliku di jël loo xamante ne yàlla moo ko moom àqu borom bi subhanahu wa taala nga koy jox keneen ku uuteeg borom bi subhanahu wa taala loolu mooy tooñ bi gën a mag ci tooñ yi. moo tax waa ju baax ja muy Luqmaan yàlla subhanahu wa taala dañu ko nekk ci alquran mu ne na nga fàttalikul jamono bi Luqmaan di conseiller doomam nan ko yaa bunayya ay sama doom laa tushrik billah bul musa bokkaale yàlla subhanahu wa taala ndax inna shirka la zulmun adim ndax bokkaale mooy tooñ bi gën a rëy ci tooñ yi mooy bokkaale borom bi subhanahu wa taala. mbokk yi ñaare mbir bi wane ne bokkaale dafa doy waar mooy bàkkaar ba nga xamante ne moom la yàlla subhanahu wa taala wax ci alquran ni du ko jéggale ci ku ko deewaale. amul beneen bàkkaar boo xamante ne yàlla nee na ku ko deewaale du ma la ko jéggal ci alquran bokkaale kase la yàlla wax ne ku ko deewaale du ma la jéggal mooy nga jël àqam di ko jox keneen. loolu nag dafa metti doomu aadama yi sax nanguñu defal ko boo amoon sa kër am ay surga yu fa nekk yaa ni jox ñuy lekk di leen jox ñuy naan fi ñu dëkk néeg bi ñuy fanaan lu fa am yaa ko def kooku boo ko santee du def boo ko teree du bàyyi waaye mu jël keneen di ko jox kooku moo koy sant kooku lay déglu bu yow mu bàyyi la su boobaa yow loolu da lay metti da naan kii man lépp lu mu am maa ko defal ba pare muy jël sama àq di ko jox keneen yow loolu doo ko mën accepter doo ko mën nangu kon fa kay fa yàlla subhanahu wa taala yàlla mi bind yàlla mi wërsëgal yàlla mi la fi indi jox la ay bët jox la ay nopp oxygène bi mu indi la ko moom ngay nooyee li ngay lekk ci moom la bàyyeekoo nga bàyyi ko jël keneen di jël àq borom bi doo ko jox kon loolu tooñ bu rëy la te mooy tooñ bi gën a màgg ci tooñ yi moo tax borom bi ne inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi yàlla du jéggale ñu koy bokkaale wa yaxfiru ma duna dalik leen dul bokkaale da koy jéggale li may yasha ko soob mu ne wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima ku bokkaale yàlla subhanahu wa taala def nga bakkaar bu rëy rëy bu màgg loolu mu ngi sootu Nisa verset 48 ñetteel mbir bi wane ne bokkaale ni mu rëyee ak ni mu dangereux mooy ne yàlla subhanahu wa taala nee na ci alquran képp ku deewaale bokkaale te tuuboo ko yow doo jege aljanna doo am ngën mànde borom bi subhanahu wa taala borom bi di wax ci suratul maida verset 72 mu ne innahu dëgg-dëgg may yushrik billah ku bokkaale yàlla subhanahu wa taala faqad harrama allahu alayhi aljanna yàlla xaraamal na ci yow aljanna wa mawaahu naar te sa mujjuwaay mooy safara wa ma lizalimina min ansar mu ne tooñkat yi ñiy jël àqu yàlla di ko jox ñeneen wala keneen ñooñu ëllëg yawmal qiyaama amul ku leen di dimbali. ñeenteel mbir bi wane bokkaale ni mu doyee waar ak ni mu dangereux mooy jëf yu baax yi ngay jëf boo bokkaale yàlla subhanahu wa taala jëf yooyu yàlla daf koy neenal daf koy màbb te loolu nag li koy firndeel ci alquran ñaari aaya la aaya bi jiitu mooy aaya bi nekk sootul an'am borom bi subhanahu wa taala dafa lim ay yenentu yàlla ibrahim yenentu yàlla yuusuf yàlla wax seen degré ak seen rang wax seen mbaax yàlla bi nooyee bay daaneel nag mu ne walaw ashraku cey bu ñu ma bokkaale woon ak li ñuy baax yépp bu ñu ma bokkaale woon la habita anhum ma kaanu yaamaluun damay màbb seen jëf yàlla jóge fa tamit ci sootu zumar mu daal di joxoñ ki gën ci doomu aadama yi muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla daal koy joxoñ ci verset 65 borom bi ne ko wala xad uhiya ilayk yow muhammad ñun ñoo la wax yu wa ila alladina min qablik ñoo wax yu tamit yeneen tu la jiitu woon la in ashrakta yow muhammad cey boo ma bokkaale woon yàlla cey boo ma bokkaalee la yaxbatanna amaluk damay màbbal say jëf wala takunanna te yow dëgg-dëgg muhammad di nga bokk min alxaasirin ci ñi perte gis nga wax ji ni mu dëgëree
yàlla subhanahu wa taala di wax ak yeneen sallam di utiliser ton bu mel nii ne ko boo ma bokkaalee ma neenal say jëf te da ngay bokk ci ñi perte kon est-ce que keneen ku dul yeneen sallam tax na ñuy wax kon mbokk yi war nañ bàyyi xel bu baax ci bàkkaar boobu muy bokkaale. juróomeel mbir bi mooy yàlla subhanahu wa taala boo delloo ci alquran buy misaal di wane bokkaale ak ñu koy def borom bi dafay leeral ne ñi bokkaale yàlla subhanahu wa taala dañoo réer dañoo sori njub dañoo nekk ci alkande dañoo nekk ci yoon bu bon waaye dañoo nekk tamit ci jëf ju bon moo tax nit ki mënta nekk ku baax mënta nekk waliwu borom bi subhanahu wa taala mënta nekk julit bu ragal yàlla subhanahu wa taala bu fekkee ne moom mu ngi bokkaale yàlla ndax nit boo koy natt ci mbaax da nga koy nattee ci tawxiid muy wéetal yàlla subhanahu wa taala nga koy nattee ci bàkkaaru bokkaale fu mu ci toll kii la gën a wéetal yàlla subhanahu wa taala gën la sori bokkaale moo la ëpp daraja fa yàlla subhanahu wa taala waaye ki la dàq bokkaale yàlla subhanahu wa taala gën a sori tawxiid moo la gën a bon fa yàlla subhanahu wa taala ak nag doomu aadama yi martaba bu ñu ko mënti jox ndax doomu aadama yi am nañ seen jugement mais yàlla subhanahu wa taala am na jugement am mais yàlla buy wax mbaax buy wax ñi ko ragal ay awliyaa am seen premier critère mooy wéetal yàlla subhanahu wa taala sori bokkaale te ñooñ ki ci jiitu mooy yenentu yàlla bi sallallahu alayhi wasallam xoolal yenent bi ni mu taxawe woon ci bokka ni mu taxawe woon ci wéetal yàlla ak ni mu sore woon bokkaale ci dundam mu jàngal ko saxaaba yi mën nañ ci joxe ay misaal waa ji mu ñëw ne ko macha allah wa shi'ta bu soobee yàlla ak yow muhammad yonent bi la ma doon réaction am yonent bi dafa mer bët yi xonk cur mu ne ko aja'altani niddan lillah ndax danga may jël di ma dendaleeg yàlla qul macha allah wahda waxal bu soobee yàlla kase gis na ndax moom muwahhid la ndax nit ki ngir nga mel ne ku baax la mooy koy wéetal yàlla subhanahu wa taala waaye bi mu ñëwee muy Muaz daal koy sujuutal yonent bi nag looy def nii mu ne ko ah man kat dama gis ne romain yi seen buur bu génnee dañ koy sujuutal yonent bi ne ko déedéet bu mu sujuutal ndax sujuut àqu yàlla la bu ma ko defal yàlla lañ koy defal mu daat koy corriger daat koy jàngal kooku daal di bàyyi loolu bi gaa yi ñëwee ci moom di ko tagg di ko wax di wax ba wax ji ëpp yonent bi leen ñëw leen laa tatruni bu leen ëppal ci man kama atati nasara ibnu Maryam comme ni nasaraan yi ëppalee ci Isa dem ba naan doomu yàlla la innama ana abd man jaamu yàlla la fa qulu abdullahi wa rasul wax leen jaamu yàlla bi ak yonentam gis nga kooku ki gën ci doomu aadama yi ndax nit ki martabaam fa yàlla subhanahu wa taala muy gën a màggalet ci ñu gën a wéetalee borom subhanahu wa taala waaye muy gën a suufee ci kanamu yàlla subhanahu wa taala jamono bi mu demee ba nga xamante dafay nangu sax ñu jël àqu yàlla di ko jox nit ki ñëw di la ñaan naan yaay borom jamono naan yaa yor suñuy mbir mu leer na li muy wax dara amu ci ndax yaa ngi moom yéen a yam yow yoroo dara mu leer na leen mu ngi jël àqu yàlla di la ko jox nga noppi mu jàpp ne loolu lu baax la subhanallah te loolu bëri na ci ñuy woote dañuy woote woo sax na ay nitu yàlla lañ mais mbir yooyu dañ ciy tàbbi kon nag mbokk yi nañ góorgóorlu bu baax ñu xam ne la yeneen soo sallam waxoon talabatul ilm farida ala kulli muslim sàkku xam-xam obligation la ci bépp julit bu nekk war na ci yow nga jéem a gëstu jéem a jàng jéem a xamlu lan mooy bokkaale ba pare ngir nga mën kaa daal di moytu loolu loo gàttu alwa war nga góorgóorlu xam lan mooy bokkaale yàlla subhanahu wa taala nga gëstu ko ba mu leer sa bopp su ko defee nga mën kaa moytu ndax mooy bàkkaar ba nga xam ne boo ko deewaalee yàlla du la ko jéggal te loolu la yàlla subhanahu wa taala daal di leeral ci alquran kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaba annar allahuma arina alxaq xaqan warzuqna itibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة العالمين. C'est Ababacar Cissé Diop, coordinateur du comité imam de la grande mosquée de l'UCAD. Actuellement, nous sommes dans la grande mosquée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alhamdulillah, bu fekkente ne initiative bi Tawhid am Tawhid TV ñu leen ci remercier mu nekk tamit mbir boo xam ne bu baax la ndax comme ni nga xam ne réseaux sociaux yi médias yi ak yu mel noonu dañu am rôle bu ñu war a jouer ci société bi. am na ñoo xam ne amaan na duñu mën a génn pour am yenn information yi kon tamit bu ñu amee rajo wala télé bu mel ni Tawhid TV di fësal loolu rawatina mu nekk loo xam ne lu baax la ci société bi loolu dañu koy gën a encouragé ndax it gis nañ ne réseaux sociaux yi wala médias yi am na ñoo xam ne li ñuy wane ab safaan la loo xam ne gënul ci nit de façon générale waxuma la ci jullit kon bu ñu gisee télé boo xam ne moom contraire bi lay indi day wane lu baax loolu daf ñuy gën a encouragé ndax tamit jamono bi ñu toll dafa nekk jamono joo xam ne ñoo sax-sam comme ni mu ko waxee woon islam dafay nekk loo xam ne tumuranke la te it dana baax loolu kon am ñoo xam ne dañuy festal la xam ne moom mooy lu baax ndax yàlla wax ci alquran lu bon lu mu bari mën tey mook lu baax kon bu ñu gisee koo xam ne dafay góorgóorlu génn lu baax la nga xam ne moom la ñuy wane loolu daf nekk lu ñu gën dañ ciy gën a kontaan rawatina muy loo xam ne lu raar la li tax ñu naan lu raar la amaat na xutba yu bari ñu daan gis ci télé bi wala ci rajo yi day nekk loo xam ne ba su aj ba su korité la wala bas tabaski loolu benn la ci kon bu ñu gisee koo xam ne dana def xutba yoo xam ne chaque jour la chaque ajuma doon daf ci gën a encouragé rawatina it mu nekkoon tamit xutba yoo xam ne
li ëpp ci sénégalais xutba yi ñu daan déglu daanaka ci arab rek lañ koy dégg waaye tey bu ñu amee xutba boo xam ne dégg nañ ko lu mu dee ci ñaari langue benn mooy nekk la xam ne mën nañu wax mooy langue officielle Sénégal muy nga xam ne moom mooy français amaan tamit ñu amaat tamit ci benn ci côté muy benn langue nationale bi gën a siiw muy wolof loolu vraiment dañ ciy gën a kontaan di ñaan yàlla subhanahu wa taala Tawhid TV initiative bi mu nekk loo xam ne moom daanaka mën nañu wax ne mooy li koy wane waaye tamit ñee ñu topp ko si di ñaanal borom bi subhanahu wa taala mu dem ba mu nekk loo xam ne day am représentation bu baax non seulement ci bouquet bi waaye daanaka dem ba nga xam ne fu nit ñi di zappé di gis yenn télé yi mën ko gis moom ndax programme yu am solo yi nga xam ne moom lay présenté. tey xutba imam daf ñu delloo ci ndax ne moom mooy jamono yu sallallahu alayhi wasallam mën nañu ko wax muy daanaka premier point ba nga xam ne moom la islam gën a taxawee ndax muy wàll na xam ne moom mooy wéetal Yàlla subhanahu wa taala bàyyi na xam ne moom mooy bokkaale borom subhanahu wa taala jël àqam jox ko keneen wala leneen ndax boo xool yi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee loolu la njëkkoon daan woote comme ni ñu koy waxee faral di waxee toog na fukki at ak ñett daanaka loo xam ne loolu rek moo ci nekkoon di waxam muy lii mu doon wax naan waa arab ya fa nekkoon ci jamono jooju nga xam ne dañ daan jaam ay xërëm li mu leen wax mooy quulu laa ilaha illallah tuflihu nangu leen amul kenn ku ñu war a jàmm ci dëkk dul yàlla subhanahu wa taala moom kese bañ ko bokkale dara soo ngi defee ngeen nekk ñoo xam ne ñu texe ngeen di doon kon loolu dafa war a chaque instant tamit nit ñi koy waat bàyyiwaat xel ndax ñii ñuy góorgóor di jaamu yàlla naam waaye léeg-léeg nit ki def loo xam ne amaan day yàq la mu jëfoon te loolu nekkul xam ne moom lii gën ci moom ndax jaamu yàlla dafa xaw a metti dañ koy wax dëgg la dafa metti ndax yaa ngi jóg di julli waxtu woo xam ne amaan na am na ñuy nelaw yaa ngi génn sa alal di joxe asaka waxtu woo xam ne amaan na ñoo xam ne téye nañu seen bos ba pare loolu yëpp nga nar a aw ñëw am bàkkaar booy xam ne yaa ngi koy def téeguloo ko muy bokkaale Yàlla subhanahu wa taala mu nar a yàq loolu yëpp kon dafa nekk loo xam ne lu métti la kon dana baax léeg-léeg ñu fàttali waat nit ñi ndax ne moom mooy cosaan boobu rawatina moom moo tax sax borom bi subhanahu wa taala bind ñu mooy ñu wéetal ko yàlla dafa ne ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tax mu bind nit ñi ak jinne yi mooy ñu jaamu ko Abdullah Abbas radiyallahu anhu mu wax naan illa liya'budun mooy illa yuwahhidun lu dul pour ñu wéetal ko moom yàlla subhanahu wa taala moom kese kon rappelé waat nit ñi ci ordre boobu dafa baax rawatina comme ni mu ko waxee léeg-léeg nga dugg ci réseaux sociaux bi wala sax nga ne wax ak nit ngay dégg am na bàkkaar yu am na am nit ñi di ko mettitlu te dëgg la dañ ko war a mettitlu taxawul mukk nag ñu ne daf bàkkaar yi daf baax diir dañ ko war a mettitlu waaye fekk tamit am na biit mu nekk à côté jege ñu lool dem ba dañ ko tàmm te loolu fekk na warul nekk na moom mooy taxawaay julli bi kon dana ne baax ñu koy fàttali rawatina yoon sallallahu alayhi wasallam daf ci insister ay ati at ba muy génn àdduna loolu dafa nekkoon loo xam ne moom mooy taxawaayam yonti yàlla yoon ñëpp boo leen xoolee ak seen mission lu mu différent benn mbir ñoo ko bokk comme ni ko sallallahu alayhi wasallam waxoon mu ne ñun yonti dañ mel ni ay doomi baay kon maanaam ñoo bokk baay waaye suñu ndey yi moo wuute li mu ci nam mooy ñoo bokk baay bi mooy ne ñun ñëpp laa ilaha illallah la ñu woote kon dañu woote pour ñu wéetee yàlla subhanahu wa taala suñu ndey yi mu wuute mooy charia yi mooy ces législation yi kii dana def lii kii dana def lii loolu rek moom moo wuute seen mbir kon loolu daf ci war a baax ñu bàyyi ko xel baax a baax incha allah. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, nous remercions d'abord la chaîne Tawhid TV qui est venue nous rendre visite et nous l'encourageons vraiment dans cette initiative, vu que c'est une télé peut-être qui n'est pas encore dans le bouquet comme les autres, mais aussi qui fait un travail remarquable. Il est dans le bouquet donc qui fait 107 points. Canal 107 sur le TNT, Canal 100 sur le TNT. Donc, nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala vraiment leur donne une avancée parce que ils sont en train de faire un travail remarquable. Pourquoi? Parce que avant, on ne voyait que les sermons ou bien les sermons de Tabaski et de Korité. Aujourd'hui, si on voit une télé qui filme les sermons de vendredi, c'est quelque chose de très bien. En plus, c'est un sermon, comme il l'a dit, ici, nous sommes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, donc c'est un cadre d'intellectuel. Et donc, le sermon a été fait en deux langues, une partie en français, qui est notre langue officielle, et aussi une partie en wolof, qui est l'une des langues nationales les plus parlées de ce pays. Donc, c'est une très bonne initiative. En plus, il montre quelque chose de bien, parce que dans les autres télés ou bien autre chose, en général, on a des émissions qui ne sont pas vraiment, comme on le dit, catholiques. Mais si aujourd'hui une télé nous montre les enseignements de l'islam et authentique, cela vraiment nous rafraîchit le cœur, mais aussi ça vraiment nous rend vraiment contents. Donc nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide dans cette initiative.
Oui, par rapport au sermon d'aujourd'hui, l'imam l'a surtout centré sur un thème très important qui est le fait de délaisser ce qu'on appelle ashirk, l'associationnisme, vu que c'était ce pourquoi les prophètes de manière générale ont été envoyés, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de manière plus particulière. Nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa venue à la Mecque, il a trouvé que la Kaaba était remplie d'idoles et de statues que les gens adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces 13 ans de la période mecquoise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a passé à appeler les gens à faire quoi? À tout simplement adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et ne rien lui associer. C'est pourquoi il les disait en général Qulu la ilaha illallah tuflihu. Donc aujourd'hui, il sied aux musulmans de connaître ce péché qui malheureusement est très répandu dans le monde de façon générale et au Sénégal de façon particulière. Donc il faut que les gens connaissent ce péché-là pour l'éviter. Pourquoi? Parce qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala est un peu difficile. Parfois on prie, on va à la Mecque, on donne la zakat, on fait tous ces bons actes, ce sont de bons actes, mais à côté du mess, on est en train peut-être de faire un péché que l'on ne connaît pas et qui est dévastateur. Pourquoi? Parce que comme l'a dit l'imam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que celui qui fait ce péché-là et qui ne s'en repent pas, toutes ses œuvres seront vaines. Donc vraiment ce sera très dommage et malheureux qu'un musulman, après tous ces actes d'adoration, qu'il vienne devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on réduise ses œuvres en poussière. Donc c'est pour cela, donc c'est un rappel qui vient en son temps et qu'on doit à chaque instant aussi rappeler, bien que comme on l'a dit, ça ne veut pas dire qu'il est le seul péché, non, il y a d'autres péchés et les gens sont en train de le combattre, c'est quelque chose de très bien, mais aussi à chaque instant il faut revenir à cela parce que comme on l'a dit, c'est la quintessence même de la création. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Ibn Abbas dit إِلَّا لِيوَحِّدُونَ, que pour qu'ils reconnaissent mon unicité dans beaucoup de domaines comme l'a dit dans d'autres sermons. Donc c'est quelque chose de très bien. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous prions que cette œuvre de, comme on l'a dit tout à l'heure, de Tawhid TV puisse aller de l'avant. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد.